بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله حتى قدسوا كل مكان. mbokki téléspectateur yi seetaan seen chaîne SSP TV maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara waaye di ndokkeel ñëpp ci weer wu tedd bi di shahru ramadan al mubarak di sant borom bi subhanahu wa taala bi nga xam ni moo ñu baaxee woon ñu fekke ko daaw ba yàlla dogalaat ren yu bare jaar na fi waaye yàlla baaxee ñu bokk ci ñi fekkee koor gi kon nag yàlla na yàlla may ñu mottali incha allah ba li ci aju ci yiw yépp ak ci barke ak ci yërmande ak ci njëggal yàlla na yàlla defal ñu ko. xam naa rek di dellu siwaat ak téléspectateurs yi comme ni ñu ko baaxoo chaque année di indi ay waxtaanu koor yoo xam ni daf ñuy gën a dimbali ci suñu wàllu diine waaye rawatina ci suñu wàllu penc bi nga xam ni fi la ñuy dund te yaakaar naa yàlla jaamu bu mu bind rek am na objectif bu tax mu bind ko. dafa am lu ñu tuddee falsafatul ibadat maanaam jaamu yàlla yépp dafa am philosophie waaye biñ ci tombeek tey wala biñ ci tollool actuellement di ko def ñu di ko tuddee shahru ramadan al mubarak dafa bokk ci piliers yi nga xam ni ñoo yanu bâtiment l'islam te juróomi piliers yi benn boo ci rocc rek bâtiment bi daal la ko dalee ci shahada xam ni mooy sa porte d'entrée bi nga xam ni ci lañ lay joxe carte de membre ni la yow jullit nga ndax adhéré nga ci l'islam moo xam julli la bi nga xam ni moo représenté sa identité moo xam koor la bi nga xam ni moom la yàlla sant pour mu gérer sa wàllu batin moo xam alxajj la bi nga xam ni ci la yàlla di dajale mboolem xeet yeeg nation yi joxaat leen benn message ñu dajawaat ci Arafa ba déwénati moo xam zakat la xam ni moo représenté éthique sociale ci pencu l'islam mu mel ni yii yépp dafa nekk ibaadaat yoo xam ni bu ci nekk am na objectif. lan moo waral problématique u koor ñu war a waxtaane shahru ramadan al mubarak xëy na sax miin nañ ko bu jotee rajo yeeg télévision yépp boo ubbi yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun at bu jot ñi di ko tari noonu bien que am na solo waaye bi ëpp solo mooy ñu fexe ba impact te mooy jeexit yi koor war a def ci dundu jullit ñu fexe ba nit ki ngalawaay balaa koor gay jeex na ko dajale. loolu waral suñu cëslaay waxtaan tey ñu tuddee ko atharu siyam fi xayaatil muslim maanaam koor ban impact wala yan impact lay def ci dundu jullit. loolu nag pour nit ki mën ko mesurer faaw mu xam yan la war a dajale avant koor gi di ñëw
xam nga ku xaar ba commission bi séentu ba ni baraxlu dee na Ramadan teru na ngay doog a jóg ni da ngay màng weer wi su boobaa tardé nga. weer ci ñetti étape ci la ñu koy dunde weeru koor. étape bu njëkk bi mooy avant weer wi di ñëw dañ ko war a préparer. étape bu ñaareel bi mooy moment bi nga nekk ci biir Ramadan bi ñu tuddee ko pendant la ko dale fa weer woo feeñe ba fa muy feeñewaat ci korite ga diggante boobu temps sacré boobu naka nga ko war a dundee boobu mooy deuxième étape bi. troisième étape bi mooy bu koor gi jeexee yenn jeexit la war a bàyyee ci sa vie quotidienne, ci sa relation yaag ñi nga bokkal penc mi, ci sa diggante ak nature bi ba ci sa diggante ak sa borom yan la koor gi war a bàyyeel. gis nga ñetti étape yi boo ci rate rek sa koor lam la waroon servir du la ko servir. naka la ñuy préparer koor avant ñu ciy dugg te mooy phase avant bi. mën a jullit bu nekk da nga war a waajal sa koor avant weer wi di feeñ ci mboolem secteur yi séq sa dund. d'abord da nga ko war a waajal spirituellement, al isti'dad ar ruhi. da nga ko war a waajal moralement, al isti'dad al xuluqi. da nga ko war a waajal itam socialement, al isti'dad al ijtimaai. bu ñeenteel bi mooy da nga ko war a waajal iqtisadiyan, économiquement da nga ko war a préparer. souvent nag bu ñuy xool sama masque ci koor gi léeg-léeg day mel ni ñetti étapes yi daf leen di rëcc. naka ngay waajale koor spirituellement? mooy spiritualité du loo xam ne dañ koy teg ci jamono xew wala benn événement ñëw nga profiter ci événement ba mu jeex nga bàyyi. loolu l'islam nangu ko, mais loolu tendance la. mais valeur bi dëgg mooy balaa weer wee teru nga fexee sellal sa ruux di waajal liy ñëw, di bannamti ko anwaar yi ci war a feeñ. xam nga loolu ki ka tal du def ay soirée tàggatoo, du def ay làmbu tàggatoo avant Ramadan bi. xam nga man daf may tiital bu koor gi waaje ñëw. dernier weekend bi boo demee ci plage mi ngi fees dell, adolescents yeeg xale yépp dajee ci plage yi dañuy def seen dernière sortie bala ñoo dugg ci Ramadan bi. nga ubbi rajo yi dégg ñuy publicité ci boîte de nuit yépp wax ne dañuy tëgg dernière soirée ci dernier weekend avant Ramadan. nga dem ci arène bi ñu ni dañuy tëgg dernier lamb yi avant saison bi di tëgg. nga dem ci musique bi noonu, nga dem ci beneen côté noonu. gis nga ki xam koor grandeur bi ko yàlla jox yaakaar naa dañ ko waajale ci beneen façon bu dul di profité pour def safaan wala bassesse avant Ramadan bi di ñëw. kooku kon réere na vocation koor. naka nga koy waajalee socialement? mooy waroo xaar ba koor gi ñëw ngay doog a nekk un homme social, parce que prestige bi ñuy gis ci Ramadan bi dafa ëpp. plateau télévision yi kenn ku génn ñëw wax nga gis kenn woote fële ni may naa ko oto wala may naa ko villa wala may naa ko temps ci xaalis. bien que baax na waaye day fekk ñu encadré ko. premier encadrement bi mooy bu ko yemale ci Ramadan, parce que lu baax yàlla mi nga xam ni moo nekk ci biir koor gi moom moo ñuy accompagner ci 12 mois yëpp. bu ñaareel bi mooy dimbali bi ngay dimbali nit ki bu mu nekk prestige wala ngistal,
mais def ko comme ni Seydina Ali waxoon innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. mooy geste bi ngay def bu ko def pour ñu commenter ko, bu ko def pour journaux yi def ko à la une, bu ko def pour ñu tagg la, mais def ko ngir yàlla. kon képp koo xam ne da nga doon def ci wàllu social pour ñu xam ni sa social dina ami solo ci koor bi balaa koor gee ñëw commencé. faqir bi ci koñ bi bu sa poche bu sa loxo jóge ci moom, miskin bi ci koñ bi bu sa loxo jóge ci moom. xoolal tey taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi di jàng bu ramadan jotee fu ne la sarax di jóge di ñëw ci daara yi, waaye bu weeru koor bi jeexee ñu fàtte leen. kon boobu taxul ñuy wax. économiquement da nga war a waajal koor bi donte dinaa ko wax benn sew-sew parce que mois de ramadan du weeru gaspillage, du weeru yàq, waaye li nga doon consommer ci sa kër di ko dundee ci sa waañ ci sa dépense kër bu koor gi jotee boo ko mënul wàññi waruloo ko yokk. mais malheureusement contraire bi moo am, dina ñëw ci biir exposé bi incha allah. kon dañuy waajal koor économiquement, waajal ko socialement, waajal ko spirituellement, mais waajal ko psychologiquement. al isti'dad an nafsi. ndax xam nga li tax waajal ko sur le plan psychologie am solo. xam nga ramadan iblis amu ci accès parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fu weeru koor tero yàlla dafay jéng seytaane ba weer wi jeex du manipuler ci benn nit. moo tax weeru koor congé la ci moom, dafay ubbi buntu aljanna yi, dafay tëj buntu safara yi. mais sew bi fi nekk mooy boo wàññilul sa bakkan avant koor gi ñëw dafa am lu la iblis di gëmloo ni la bu koor gi jotee nga xam ne ramadan weeru loisir la. kon del fexe di dund ci loisir di dàq sa koor. su bëccëgee nga teg sa lido wala nga dem ci grand place yi def yi sa dami yi wala nga dem ci télévision yi seetaan say sketch danañ ci ñëw. comme xam na ni du la mën a manipuler ci biir koor gi day fexe ba psychologiquement mu am lu mu préparé ci yow ba xam ne bu koor gi jotee programme boobu mu la tegal moom iblis ci programme boobu ngay dundee ci biir weer. moo tax nga war a waajal sa bopp psychologiquement avant koor gi ñëw nga fexe ba yooyu yëpp nga sumb ko. kon ñetti phase yooyu moom la ñuy waajale koor. bi ci des mooy kii woor xam ne ramadan bi li mbokk yi nekk ci station yi di jariñ ci suñu oto yi noonu la ramadan di jariñ ci suñu jëmm yi. xam nga tey suñu mbokku paap bi bu fekkee dafa yore oto te bëgg oto bi gudd fan dina fexe à tout moment di def entretien ci oto bi. voilà dina respecter entretien wu oto bi bu amee phare bu toj mu dem defaraat ko bu amee benn coupure ci fil yi nga xam ne ñoo ne ci biir moteur mu fexe ba defaraat ko. bu amee lu xoos mu fexe ba peinture ko. waaye ñett bokk na ci yi nga xam ni du ko négliger mukk ci oto mooy à chaque fois day dem ci station bi ñu defal ko vidange. lan mooy importance su vidange ci oto bi mooy huile bu dee bi nekk ci oto bi bu ñu ko bàyyee ci biir poumon oto bi te vidé wuñ ko bu yàggee mu jur paan. kon d'abord nañ ko defal vidange. bu ñu ko vidé ba pare graissage la ñuy def maanaam fu graisse waroon nekk ñu fexe ba graissé ko pour lu war a rouler ci oto bi rek mën a rouler facilement. mais suñu paree dañ koy dugalaat ci beneen côté ci biir station bi ñu defal ko lavage fexe ba raxas oto bi ba mu set
ba lu ci nekkoon comme tache wala tilim wala poussière ak fu mën ne ci oto bi ñu fexe ba raxas ko. gis nga ñett yooyu la station bi defar nga doog a dem ci pompe si mu jaay la essence gis nga ñett yooyu mu lay defar loolu la Ramadan di def ci jullit bi da lay defal vidange d'ailleurs daf lay vider ci say bàkkaar vider la ci rëy vider la ci folie de grandeur vider la ci soxar ak mboolem péché yi nga xam ni góor gi Abdourahman al-Akhdari tudd na ko bu la vider ci yooyu mu defal la graissage graissé la ci alquran dinañ ci ñëw graissé la ci alxadis annabawi graissé la ci al adkar su paree dugal la ci beneen côté bi fi ñu doon defee lavage ñu laver la ci al istixfar wa tawba qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara ñett yi la koor di def ci jullit bu 3 étapes yooyu paree mu dugal la ci yeneen 3 étapes étape bu njëkk bi te mooy fukki fan yi jëkk ci koor gi xam ni moom la yàlla pareenal barkeem mu ëmb yërmande na nga fexe ba ngal la waay ci classe boobu nga nekk te muy classe primaire bu doon école bala nga génne ci primaire bi fexeel ba yërmande yàlla bu mu la échappé. deuxième étape bi te mooy ñaar fukkeelu fan yi nga xam ne ñoo ne ci diggu koor bi te yàlla pareenal ko njëggalam ngal la waay ci classe boobu nga nekk te mooy bu élémentaire bi fexeel ba bala nga fa génne bu la njëggalu yàlla échappé moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ki perte rek mooy ki dugg weeru koor ba koor gi jeex te yàlla jéggalu ko ay bàkkaar kooku moo gën a sàggan moo gën a perte. étape bu ñetteel bi mooy dernière étape bi dernière ligne droite bi nga xam ni fi la laylatul qadr nekk xam ni laylatul qadr xayru min alfi shahr ci nga war a def say i'tikaf ci la événement yu mag yi nekk nga fexe ba ngalawaay balaa étape booboo jeex pour nga war a décrocher sa diplôme taqwa fexeel ba yàlla goreel la ci safara. ndeysaan gis nga nii suñu président yi di def bu koor ji jeexee ñu war a korité wala tabaski yi war a ñëw wala feetu indépendance war a ñëw ñu jël benn décret def ci benn liste gracier lu kenn xamul nu mu toll ci ay prisonniers yàlla bu ramadan bi di jeex grâce bi ñuy def moom suñu borom dina signé lu kenn xamul nu mu toll ci ay jullit ni gracier naa leen ci safara. xam nga ki gracier mooy ki nga xam ni dafa waroon tëdd penam xam ni safara yelloon ci moom waaye yàlla ci yërmandeem ak mbaaxam ak njéggalam mu gis ni nit ki mi ngi def effort ci koor gi dem ba koor gi jeex yàlla bég ci moom tax mu gracier ko avant koor gi di jeex. gis nga ñett yii nii moo correspondre ak yi ma tuddoon sànq ci oto bi waaye ñett yi bu réussiree ñett yi ñuy xaar ci sa état bu dund yëpp réussir na damay martabatul islam martabatul iman ak martabatul ihsan. gis nga ñett yi ma tudd muy juróom-ñeent moo tax yàlla ni kutiba alaykumus siyam d'abord kama kutiba ala alladina min qablikum mu nekk comme genre seetu bi ne ci oto bi da nga war a xool le passé pour mu jàngal la yow foo war a teg sa tànk. ñu ne ko lan moo tax nga santaane ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ñuy woor weeru koor comme na nga ko sante woon nation yi ñu jiitu woon ci ginnaaw mu ni la'allakum tattaqun benn objectif rek laa ci am mooy bu koor gi jeex ngeen décrocher diplôme taqwa. moo tax ci thème bi bu ñu waxee atharu siyam fi xayaatil muslim ban effet ban jeexit la koor di def ci dundu jullit jeexit bi muy jëkk a def ci dundu jullit bi bu fekkee màng na were mooy ziyaadatu taqwa
wal iman. xam nga pas-pasu jullit su ma ko doon misaal dafa mel ni portable bii ma tiim. portable bi pour mu fonctionner avant puce beeg moteur bi nga ci aju day faaw mu am batterie waaye batterie rechargeable lay doon maanaam dañ koy recharge kon su jeexee wala balaa jeex farata la ci yow mi yoree portable bi nga jël sa câble branché ko ci courant bi pour batterie bi feesaat. gis nga noonu ngay chargé sa batterie pas-pasu jullit noonu la nekk batterie ci appareil yaram bi ñoo tudde nit xam ni puce yi mooy ar ruux mais pour puce bi mën a fonctionner nit ki mën a am connexion di def directement avec waa xëy di jokkoo ak ñoom ruuxam di man di fay di dem ci pays yàlla yi di def isra ar ruux yi faaw ñu dimbalee appareil nit kooku batterie ñu chargé ko lan lañ koy chargé ragal yàlla ak ngëm maanaam énergie bi nga xam ni mooy chargé pas-pas bii dañ ko tuddee ragal yàlla bi ñu tuddee ko ngëm. ragal yàlla nag su ma ko waxee nekkul comme ni may ragalee alkaati bi ci circulation xam ni armam moo tax ma ragal ko wala ma ragale ko sama waajur xam ni yaram bi muy yor pour di ma ko caw moo tax ma di ko ragal wala ma di ko ragale comme gaynde gi nga xam ni moo ne ci àll bi di fàddaati déedéet ragal bi ngay ragal yàlla dafa war a nekk benn respect boo xam ni du question ay punition moo tax nga ragal mais li tax nga war ko ragal da nga ci jaam te jaam lu mu def ci àdduna lu dul servir sangam deful la mu war a def te bokk na ci servir sa sang mooy mu di la xool ci sa vie quotidienne seconde par seconde yéeg ni amul benn seconde boo xam ne yaa ngi def mbir te bàyyi woo ko ci xel ay façon bi mu waxee ci alquran wa yuhaddirukum allahu nafsa nit ki toujours war nay bàyyi yàlla xel war na koy wattu moo tax lan nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laajee lan mooy ihsaan dëgg-dëgg mu ni an taabud allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak xam nga kii jaamu yàlla mel ni mi ngi gis yàlla ci bëtal directement wala même bu xamee ni amul degré gis yàlla ci bët directement yi mu xam ni yàlla moom mi ngi koy gis kon kooku dina bàyyi xel moo tax taqwa bi mbokk yi lu am solo la iman bi war a yokk itam ci koor gi it lu am solo la yooyu lan mooy wane ni mi ngi def effet ci nit ki pour ñu xam ni kooram mi ngi koy poussé ci at taqwa maanaam suñ demee ba yëg ci kiy war ni mi ngi protégé wu ci mboolem yi ñeme woon naa jëw avant Ramadan waaye koor gi ñëw na ma yëg ni jëw dootul sama cër ma commencé ci summeeku di summeeku ci bokkaale di summeeku ci tooñ di summeeku ci ngistal ak yu mel noonu ak mboolem jikko yi ñu ŋaañ yi xam nga bu ma ko bëggoon tudd tey duñ fi jóg ndax kabaa'ir yi mat nañ 70 bàkkaar waaye yëmul ci loolu waaye mu fexe ba mboolem yi mën a jur passion ci moom yépp mu démystifier leen ci biir Ramadan xam nga dafa bokk ci yi sonal nit ñeenti adversaire ñoo ko def face pour bëreeg moom ñaari adversaires yi dañu nekk lu intérieur ci moom ànd ak moom waaye du ñu copain mais complice lañ yeneen ñaari adversaires yi nekk yu extérieur
waaye li ñuy nekk lu extérieur yëpp dañuy jokkoo ak adversaire yi ci biir chaque jour. xam nga adversaire bu njëkk bi mooy iblis, bu ñaareel bi mooy àdduna, ñoo nekk ci bitti def la face yow nit, waaye nafs ak hawa ñi ngi ci sa biir. te nafs li muy collaborer ak yow yépp intérêt moo ko fi bàyyi, chaque jour bu xëyee passion lay chercher pour dunde ko. te passion yi bu doon alimentation la bu nit di dunde, ma wax ni garaa'is yi ñoo koy produire. te li ci dangereux mooy boo bàyyee garaa'is yi produire alimentation bi sa nafs di dunde, kon di nga écraser moromam bi nga xam ni ñu ngi ci biiram moom it te war a dund, ñu koy wax ar ruux. te ruux du dunde alimentation parce que du matière, c'est l'antimatière. waaye day dund énergie bi muy dunde ñu ngi koy produire ci ibaadaat yi. te ibaadaat yi pour nit ki def ko faaw mu not bakkanam. bokk na ci li koy wane mooy ki jóg fajar di julli dafa dagg nelaw, te nelaw moom la nafs bëgg. dafa dagg bànneex, te bànneex moom la nafs bëgg. ndox mi sedd sa bakkan ni laa lii da sedd na te nga koo bañ a laal, nga forcé laal ndox mi, sa yaram firéeku nga jóg jàpp ba sell jàkkaarloo borom bi ni allahu akbar. allahu akbar boobu produire benn énergie boo xam ni ruux dund na ci ba yëngal ci awaali bi yàlla bi yépp. xam nga léeg-léeg nga def dara jàpp ni lu simple la, fekk na simple parce que bi nga jàppee ci fajar gi, waxuma julli fajar de, julli suba de, mais ñaari rakaa fajar bi nga ne allahu akbar, def nga tuuru awaalim yàlla am yépp. aalamul haahut, aalamul naasut, aalamul laahut, aalamul jabarut ak aalamul malakut. te wax nañ ni ci misaal doonte ëpp na lool, waaye ki ñu nit mën a jàpp, bu fekkoon dama jël benn dossier ci benn bureau bu nekk ci haahut war ko transférer ci laahut, jël courrier bi teg ko ci benn GP, comme GP moo xew léegi bu ñuy wax lumière, te ku ne xam na ne luy gaaw ci àdduna lumière moo gën a gaaw. parce que benn seconde lumière dina ci daw lu ëpp 360 000 kilomètres par seconde. mais vitesse boobu li muy gaaw boo jëloon courrier ci haahut teg ko ci GP bu ñuy wax lumière, mu war a jëm haahut wala mu war a jëm malakut, dina daw lu ëpp ñeent fukki junniy at te du yegg ci beneen bureau foofu. ñu wax ni bi nga ne allahu akbar xam ni matul 3 secondes, mais baat bi li muy gàtt def nga tuuru awaali mi ma tudd yépp pour wane ni dund leer ni mu yaatoo waaye ni mu sakkane. kon ci affaire yi koor war a def ci dund jullit bi, surtout ci comportement, war na fexe ba synchroniser ruuxam ak asamaan. waaye war na fexe it ba synchroniser xam-xamam te mooy savoir-am ak tawxiid, xam ni lu mu ciy jàngale rek day dellu ci waxdaaniyatullahi azza wa jal. parce que lu dul waxdaaniya xam-xamu théorie la. xam la góor ga waxoon ni wa fi kulli shay'in lahu aaya tadullu ala annahu waahid. lu nit kiy wax wala mu koy jàngale te du la jàngal nekkug yàlla gi mu nekk kenn, nee na loola du xam-xam. moo tax ci biir dund boobu ngay dund, sa dund ruux boobu day jëmbat ci yow benn yëg-yëg, benn conscience que ni yaa ngi dund, mais am na benn superviseur bu lay superviser minute par minute, ñu koy wax yàlla subhanahu wa taala. foofu la muraqaba bi di ñëwee. muraqabatullah fi sirri wal alam,
léegi ngay fuglu yàlla ci lu nëbb ak lu feeñ. boo jógee ci étape boobu bokk na ci liy wane ni koor gi mi ngi jur ci yow impact, mi ngi jur ci yow jeexe. koor gi war na la yar, war na fexe ba def ci yow at-tawazun wal i'tidal fi hayatika al-yawmiyya, war na def ci yow benn sens de mesure ak sens d'équilibre ci sa vie quotidienne. maanaam lépp looy def ci àdduna nga fexe ba mesurer ko, waaye lépp looy dund ci kaw suuf nga fexe ba mu am équilibre. xam nga loolu mooy sensu ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wax yàlla ma wax ni wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnas. maa leen def ngeen nekk benn communauté boo xam ni dama leen sédd li ñoo tuddee juste milieu, ëppaloo leen waaye yéesaloo leen. loolu bokk na ci li koor di def ci nit. maanaam dafay yar sa bakkan comme ni ma ko tuddee sànq, fexe ba ngeen ñite ndax loo mën a am ci àdduna te nitewuloo amuloo dara. moo tax koor gi nu mu lay yare ba nga nite, nu mu lay yare ba sa bakkan léegi dootu la dominer. xam nga nit boo mënee xëy 5h35 nga jàpp ni dootuma lekkati ba 19h30 presque. gis nga di moment que nga mën a jàpp ni dootuma lekk, dootuma naan, sama soxna li may leew dootuma sëy ak moom, dootuma waxu caaxaan ci bëccëg bi, du ma jëf-jëfu caaxaan ba jant so. ku mën a maîtriser lii lu ma 30 jours, boo jógee ci 30 jours yi war na jur ci yow benn impact boo xam ni même boo waree lekk ak naan rek ngay wari, waaye doo wari yi ci des. mooy la Miqdaad ibnu Amr waxoon, wax ni nit ki bu wooree mboolem yu bon yi, nee na bu wooree wor na, bu wóorlu wor na. waaye nit ki war na fexe ba lii bu fexee ba maîtriser ko ci biir koor gi, bu koor gi di jeex war na fexe ba bu mu jëwati, bu mu rambaajati, bu mu waxati waxu caaxaan, bu mu jëfati jëfu caaxaan, parce que loolu la koor gi di jur ci yow comme impact. lan la koor gi jur ci sa personnalité? mooy day fexe ba jëmbat ci yow li ñoo tuddee iradatul muslim, fexe ba jëmbat ci yow volonté. ndax ku mën a bàyyi lekk ak naan, mën a bàyyi sëy ci période boobu noonu, lépp loo wax ci àdduna ni mënuma ko bàyyi, mën nga ko bàyyi. kon loolu boo ko comprendre bu koor gi passé war nga fexe am volonté. te dégg naa ci Serigne Cheikh mu ni volonté mooy sangu jikko yëpp, mu ni jikko yëpp boo leen tegee volonté mooy seen sang. comme koor nag dafay yar volonté ci nit ki war na fexe ba bàyyi ci xel. naka lay yare ci yow volonté? dafay jëmbat ci yow dabtu nafs, maîtrise de choix. nit ki fexe ba man di maîtriser boppam, di maîtriser bakkanam. bu meree du wax njaaxum, bu xawee am souci wala stress dina fexe ba gérer ko ba kenn du ko xam, parce que yeneen bi loolu la jàngale. laysa shadidu bi sur'a, innama shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab. yeneen bi nee na jàmbaar wala gaynde nekkul ci koo xam ne bu meree rajaxe quartier ba kër gi yëpp, mais nee na jàmbaar pire, gaynde pire mais koo xam ne bu meree am maîtrise de choix ba du def lu muy regretter. loolu koor dafa bokk ci li muy jàngal jullit. maanaam ñu bëgg booy génn ci koor gi nga décrocher ay maratib, fexe ba nekk saa'im, mais koo xam ne sa lépp dafay woor. nga fexe ba nekk qaa'im, mooy koo xam ne yaa ngi taxawee nawaafil ya ana al-layli wa atraaf an-nahaar.
fexe ba nekk jàngkatu alquran parce que alquran farata la ci jullit période yëpp mu di ko jàng waaye rawatina weeru koor parce que mooy anniversaire moo tax ñett yi bokk na ci martaba yi nit ki war a décrocher bañ a bokk ci ñi nga xam ne alquran mooy wax ni ay waay yàlla koor gi jeex na ña ngi may gàddaay ittaxasu haadha alqurana mahjura am na ñoo xam ne bu koor jotee ñu lem seen kaamil ba mu jekk tegaat ci seen armoire dootuñu jàng alquran kon koor maraatib yooyu bokk na ci ñuy xaar pour nga décrocher ko fexe ba nga génne ci jikko yu suufe yi bases yeeg yëfu caaxaan yeeg yu dégradé wu yi nga fexe ba yéeg ci jikko yu kawe yi fexe ba jël àdduna def ko moyen booy wute àllaaxira waaye doo jël sa àllaaxira jaay ko pour moyen boo dundee pour àdduna loolu bokk na ci li ñu war a jàng ci shahru ramadan al mubarak bu ma ñëwee nag ci partie bi nga xam ne ci lay jeexale waxtaan bi mooy ku bëgg a préserver sa corps bëgg ko conserver ba détracteurs yi wër corps du ko yàq juróom-ñetti bandi faaw nga wattandiku leen dafa am juróom-ñetti bandi yoo xam ne dañuy agressé ñiy woor di agressé weer wi te boo deful très attention ci ñoom bu koor giy jeex xiif ak mar ngay am mais doo am dara bandi bu njëkk bi moom lañ tuddee télévision li muy yàq ci koor ci bu fekkente ni programme ba ko war a lalu ko kenn xamul nu mu toll ak li muy wàññi ci yiwu koor waxuma nag n'importe quelle télé waaye télévision boo xam ne dara nekkul sa préoccupation lu dul teg ay série ay sketch yi ngay teg ci koor yépp la sketch bi di wane mooy ni ñuy désacraliser koor benn mbokk mi ngi ma ci yónnee benn liste actuellement fi may wax ak yéen lu mat 50 séries mi ngi daw ci kooru ren bi juróom fukki série ci diggante télévision yeeg site internet yi ay kooru diwat kooru nangam ak kooru nangam te sketch yëpp bi ñu ko xoolee luy désacraliser koor lañ lay wax mu kàllaf mu woor ba digg bëccëg maan mënatumaa dem jël pot ndox naan kii naan waa man damaa namm sama soxna ci bëccëgu weeru koor bi mais pourquoi léegi yu suufe yëpp ci biir weeru koor lañ koy génne mel ni même chatan bu mag bi buñ ko tëjee itam chatan yu ndaw yi ñu ngi leen di préparer pour bu koor gi jotee ñu fexe ba doxal programme iblis boobu télévision yi bare ñuy teg sketch yoo xam ne amul benn njariñ laa yusminu wala yughni min ju' moo tax nee naa même Sénégal dañuy saluer li mu def li mu wax ni télévision yi ak émission yi ñuy def ci këru diine yi di indi genre par parlo yooyu nañ ko arrêté génne ci benn kii ren loolu dañ koy rafetlu mais buñ ci yem mais war nañu wax ci sketch yi amul njariñ sketch buy jàngale baax na mais sketch bu amul njariñ buy désacraliser koor kooku jaaduwul ci réewu jullit bi ci des mooy télévision yi nga xam ni jël nañu tariqa yi def leen ay écrit de lutte jël sëriñ si def leen ay mbëri làmb bu weeru koor bi jotee plateau télévision boo gis ña ngay invité benn tariqa bu teyee ñu invité tijaan bi mu yëkkati tariqam daaneel tariqa yi ci des bu subaa ñu invité murid bi mu yëkkati tariqam daaneel tariqa yi ci des bu ëllëgee ñu dem ci xaadir yi ñu yëkkati tariqam daaneel tariqa yi ci des bu ëllëgee la même chose ñu dem ci laayeen te li ñu war a jëkk a xam mooy tariqa yi bu ñu ay écrit de lutte ay club mystique lañ yoo xam ne maam borom Touba ba ca Bawol maam Sidi El Hadj Malick maam El Hadj Abdoulaye Niass maam Bou Kounta maam Limamou Laye yépp seen vocation mooy doon fexe ba naka la ñuy rawale nit ñi ñu fexe ba jël ay tariqa di leen ci yar mu nekk ay genre caserne
yu ñu leen di préparé ba bu ñu génnee murit bi mën a dund ak tijaan bi xaadir bi mën a dund ak laayeen bi kenn ku ne sa valeur nga fexe ba échanger ko ak sa morom waaye bu ñu demee ba léegi bëgg a féewale tariqa yi te ci télévision yi lañ koy jaaral loolu c'est très grave ci réew mi wala boobu bokk na ci ñu war a arrêté ñu xam ni weeru koor weeru jàngale la buñ bëggee émission mën nañu wax ci alquran ba koor jeex duñ ko jeexal mën nañu waxtaan ci xasawaat yi ana badr ana uhud ana fatxu makka ana futuxaatul islaamiya yi war nañ ci mën wax waaye nii ñu koy defee daal baaxul parce que sëriñ si duñu ay mbëri làmb bi ci des mooy bokk na ci mbër wala ci agresseurs yi nga xam ni bu weeru koor wi jotee war nañ bàyyi xel ci ñoom pour mu bañ ñu agressé bokk ci bandi yi mooy bandi bi ñuy wax marché nag du lieu de commerce kese waaye même grand place yi nga xam ne dañ koy créer di fa perdre suñu temps di fa yàq suñu alal te lañ fay def buñ ko évaluer dara delluwuñ ci yàlla boobu itam dafay wàññi yiwu ko waxuma commerçant bi dem ci marché bi di jaay ak jënd kooku taxul ñuy wax mais ki jël këram def ko marché jël këram def ko grand place di perdre temps di sànq alalam di dàq koram boobu moo tax ñuy wax ñetteelu bandi bi mooy bandi bi ñuy wax veillé mooy nit ki woor ba ngoon jot mu def yëfu njaayeen war a tëdd tuuti noppal yaramam bu guddi gi soree mu mën a def ay nawaafilul xayraatam julli fajaram mën a xëy dem ci entreprise am liggéey léegi koor gi bu jotee li muy jur ci semence kenn xamul ñu toll parce que kenn liggéeyatu ñii dañuy nekk ci télévision yi di seetaan ba 2 heures du matin 3 heures du matin ñu nelaw ba biddanti nelaw ba 10 heures nga dem ci entreprise bi war a liggéey boo yëkkatee ñaari brique ci chantier bi gëmmentu sanal la bu 4 heures ñëpp wàcc ma tax chiffre d'affaires entreprise yëpp bu kooree dafay wàññeeku or que dafa waroon yokk li ko waral mooy dañuy veillé guddi gi te li jaadu woon mooy ñu nelaw li ñu war a nelaw jaamu yàlla li ñu war a jaamu yàlla bu ñu xëyee mën a dem liggéey bandi bi ci des waaye bi ñoo tuddee almatbaq cuisine xam nga ki woor te lu mu romb ci bëccëg bi jënd ko teg ci table la bu guddee mu nekk ci waañ bi lu ne mu togg ko façon jus bu ne mu jënd ko façon fruit bu ne mu jënd ko buñ ñëwee la mu defar genn wàll gi sax mënu ko consommer bu xëyee yépp mu defalaan ci sachet dem dugal ci poubelle bi kooku baaxul te koor gi daf la waroon jàngal nooy wàññee say repas xam naa nag boobu njaayeen duñ ci d'accord ak man waaye da nga war a wàññi say repas ndax biiru doomu aadama li ma tuddoon sànq ci entretien bi dañ ci war a bàyyi xel gis nga vidange boobu ci côté zahir bay nga fexe ba li nga daan lekk nga wàññi ko xam nga benn penseur tubaab bu ñuy wax Paul Bryan médecin la dafa wax ni bokk na ci li tax yeneen bi wax ni suumu tasixu bu ngeen bëggee wér da leen woor nee na biiru nit am na benn jihazul abdumi bu fa nekk lu ñoo tuddee appareil digestif moo yore ñamu nit ki buy lekk di traité ñam bi la ca nekk déchet te mu war ko dem cabinet mu jaarale ko ci boutique boobu mu génn ci bën bi nga xam ne ci lay demee cabinet la ca nekk toxique wala poison xam ni mën na ko lor mu fexe ba jaarale ko ci beneen boutique mu jaar ci fi muy tuure ndox gis nga ci xaasul abdumi boobu nee na ci ramadan ci la war a def entretien moo tax yeneen bi wax ne suumu tasixu kon nag ki waroon a woor pour wér bu dee woor di feebar day tuumaal yeneen ci kon faaw ñu revoir suñuy repas ci biir weeru koor bi ci des mooy beneen bandi bi mooy bandi bi ñoo tuddee nay ki woor ba pare te du joxe ki woor ba pare te tabewu
du sarxe te xamoo ne sarax li muy am solo yëpp li muy guddal fan ak li muy dévier balaa li muy def yiñ ci wax yëpp ci biir weeru koor la ëpp solo parce que pepp boo joxe ci weeru koor bokkut ak kilo bi nga joxe ci biir weeru koor ndax weeru promotion la bi may tëj nag may bandi ba ca mucc mooy nit ki war na fexe di wattandiku bépp grand place wala lieu boo xam ne bu fa nekkee daf koy fàttaloo yàlla moo tax thèse bi dafa dàq li ñoo tuddee dàq koor kenn du ko dàq waaye war nga fexe ba moment bi nga war a toog pour lido nga yëg ni lido kat xëy na jeu d'esprit la waaye jàng alxuraan na ko ëpp importance foofu moo ko ëpp yiw te kuy jàng alxuraan doo am souci doo am stress kon su ma waree lido naa jël alxuraan à la place de lido su ma war a dem ci babi bi pour babi naa dem jàngi sama Falaq ak Naas ci kon lépp loo war a def pour passer sa temps ci li ko jarul rek bu koor gi jotee war nga ci bàyyi xel waaye surtout réseaux sociaux yi dañ ko wattandiku ku estati ci WhatsApp nga commenté ko ku TikTok nga commenté ko ku posté benn photo ci page Facebook am wala Instagram am nga commenté ko képp ku bëgg a yendoo lii yow fooy tale pour jaamu yàlla kon mbokk yi yëpp bokk na ci nga xam ne war nañ ko revoir ci koor gi xam naa tey ci daara ji yooyu lañ doon indi xëy na buñ dellu see incha allah am na yeneen thèmes yu gën yaatu dinañ gën a dugg ci alquran naka la résoudre problème yu bare ci société bi danañ dugg ba ci li ñuy coow temps yi sax ci wàllu purification ethnique yi ñuy wax naka la ko l'islam combattre affaire waaso xeet ni mu ko daan wattandikoo yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw dinañ ñëw itam ci xaswatu Badr incha allah ren waxtaan ci façon bu yaatu ak fatxu Makka bu ko defee yooyu moo yi nga xam ne moom lañ doon ubbee waxtaan bi ñi ngi jaajëfal téléspectateurs yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.